9h30 pile ou 9h31 bonjour et bon réveil mbaa jàmm ngeen fanaane ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média gërëm équipe yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ca subaak léegi rédaction bu télévision Futur Média ak rédaction bu RFM bu ñu yeewoo ñoom la ñuy àndal Assoumben Thioubou Fatidien Babacar Fall ñoom ñoo leen di yee ak ni ñuy décortiquer actualité ngeen yeewu nekk au diapason de ce qui se passe au Sénégal ak ci àddina ñoom nag ñu doog a jeexal ñun ñuy doog a tàmbali exactement 9h32 mooy doog a jot bis bi tey tombé na ak jeudi 28 janvier 2021 góorgóorlu leen semaine bi léegi mu jeex benn jour ci des demain c'est vendredi et puis après ñu jël suñu week-end bon heureusement que Dakar ak Thiès par exemple dañoo couvre-feu boobu ba tey donc du coup même s'il y a des couches tard on n'est pas trop fatigué mais sant ñun en tout cas ñu ngi fi pour gunge leen ba ca kanam ci télévision Futur Média bu leen fàtte teraanga yaa ngi fi ba tey ndax yenn saa yi téléspectateur xëy tiit foog ñi dañu koo dakkalaguñu ko dafay dem ba quelques jours ci mois de février bi léegi mu jeex nag ce qui veut dire que mën ngeen cee profito ñu jox leen seen i enveloppe ñi ci seen i wërsëg nekk benn yoon ñaar ba ñett ndax amul benn règlement du fo du jeu dañuy maye mën nañoo góorgóorluwaat gën a wéy di woote ndax nag loo gën a dàq sa wërsëg rek ñu gën laa mën a teral dara gënul neex nag jamonoog ni mu naqaree nga woote ci télé ñu tànn loola région ba la nga fa fekk ñu wéev la ko ci saa si ak nu montant bi mën a toll moo xam 50 000 moo xam 75 000 moo xam 150 000 yenn saa yi sax 500 000 ak it ay cadeaux yu mucc ay téléviseur réfrigérateur parure or téléphone portable tablette chambre à coucher lépp rek partenaires yi ngeen di gis ñoom ñooñu ko baaxee ñu ci profité di leen gërëm bu baax ku lim jum soumari.com vente en ligne la ñuy def luxury bijouterie by Khadim Nia prestige déco ci meuble yu rafet yi ak décoration kër yu riis yi jili CSB showroom baa nga cité kër góor gi ñoom it ànd ak ñun Wave mi nga xamee ni moom la sénégalais yi fonk lool ndax di yónnee wala jot te doo fay wala boo dee fay sax la ngay fay daanaka mook ñàkk fayayam Wave tamit la ñu àndal ci li nga xamee ni moo di teranga Sénégal donc dès à présent wax ji balaa bëri dañuy ibbi téléphone yi séddale nag taamu naa ci kuddu yu njëkk yi ñiy njëkk a séddu lay xaar ci 88 628 20 20 wala 88 628 20 30 boobu itam numéro bu baax la 88 628 20 30 wala 88 628 04 05 ñu xaar leen ma may leen quelques secondes le temps ngeen daw di dugg si xam naa ni ñu ci bëri yeewu nañu njël ndax Sénégal daa bëri ay jàmbaar boo génnee ci mbedd yi da ngay gis arekaar yi fees dell woto yi fees dell embouteillage bi metti ndax daanaka lu ëpp ci réew mi surtout Dakar gi may yeewoo gis nañu ni fajar ngeen di xëy di liggéey donte yéen a ngi liggéey léegi nag am ngeen possibilité fii jamono toll di seetaan télé bi ci seen i téléphone portable ci seen i ordinateur y a certains bërëbu liggéeyukaay yoo xam ne da ngeen di xëy taal seen i téléviseur donc en tout cas ñun ñëpp a ngi fii àndandoo ak yéen ak fu ngeen mënti nekk donc ñu ngi leen di xaar 88 le 628 22 22 par exemple numéro bu baax la wala 88 628 20 30 ñu xaarandi leen ma profité ci rek nuyu El Hadj Mbaye Garmi moo ñuy magal jeudi bu jot ci jotaay bi man ak xale yi ca kanam ñu ànd ak moom ci fàttaliku El Hadj ñu ngi lay nuyu di la ziar ndokkeel la bég lool ci yeewooteeg yow comme ni ñu koy defee alxames bu jot. jërëjëf Baye Cheikh maa ngi lay ndokkeel di la ziar di am mbégte feggoo ak yow alxames bu jot ci waxtu wi di am tamit contentement jàkkaar ak mbokku téléspectateurs yi. ñaanal leen jàmm lu bëree bëri ñaan tamit réew mi yàlla def fi jàmm Baye Cheikh waaye di wax ne Baye Cheikh fi nga yeewoo rek foofoo baax ndax ku ne xam na ne sénégalais dañu jàmbaare sénégalais dañu fonk seen bopp sénégalais dañoo gëm seen réew looloo tax tey képp koo gis tey tubaarkàlla bu yeewoo ma ngay daw di seeti lu mu am fajar gi mbedd bi day fees del arekaar yi fees del jigéen ñi yenu seen i paan ñi gàddu seen i saak takk seen ay masque sa yaram dafay daw ak seddaay bi wa sa yaram dafay daw ci li doxal réew loolu daf ci nekk loo xam ne li lu am solo la moo tax daal xale yi ak jigéen ñi vraiment jot nañu njukkal bu baax a baax
vraiment borom kër yi ñu ngi daw waaye ñoom tam bàyyi wuñ leen ñu wéet mais nag àddina yàgg na ci loolu wallaay yàgg na ci moo ci am solo Baye wallaahi wallaahi ak nangoo liggéey wallaahi ndax nangoo liggéey Baye Cheikh ci ngay sàmbe sa ngor ci ngay sàmbe tamit tubata sa dignité ci ngay xamee yaay kan as góor mënta ñaan déedéet as góor mënta ñaan soo ñaanee yow mi ñaan rus nga buñ la may rus nga wallaahi da ngay rus moo tax liggéey rek daan doole rek wallaahi am na dëgg moo am seen moo nekk sénégalais saa yu ma déggee kaddu yi sama xel day dem ci woyu Abi Ndour ba gor rek ko sonn waaw du yalwante rus naa ñaan Alaaji Malick moo ne ci machine gi xam naa bu ñu ko mënee wëral ñu yeewee ko téléspectateurs yi bon c'est vrai que yeewu ngeen ba tey mais ñu booster leen ko quoi parce que am na ay woy yoo xamee ni quand même boo ko dee déglu daf lay yokk jom waaw góor nag dégg naa ñu naan day yokk ngóora waaye jom fulla ngor boo ko amul woykat ba newoon na looy def ci réew mi te réew mi nag dafa bëri ay jàmbaar lool Baye Cheikh moo tax tey sax dinañ tàbb ci benn jàmbaar bu fu nekkoon te nekkatu fi ah bon ñu ñaan yàlla yéer ko ci àjjana yu kawe ya amiin muy sunu ministre Issa Mbaye Samb mu baax ma tey tubaarkàlla tey moom la noo def fàttalikoom ndeysaan waaw te kooku xam nga Baye Cheikh def na lu nekk ci réew mi jàmbaar la woon dëgg teel a dem rek la ñuy wax wallaay te teel a dem nag dëgg Baye Cheikh du ñàkk jom déedéet waaw ñi fi nekk tubaarkàlla bàyyi seen bopp ñi dem yàlla rek moo leen yóbbu wallaay man ndokkeel tam Sophie bu baax gis naa chapeau mu baax lool waaw dafa teel mu a def képpi ñuul xam naa nag dëgg été kii ba jëlagu ko dafa képpi raaye ba mu war a takk xam naa takkal ko boppam takkagu ko de waaye am na fitu ñawlu ko yi dara samu ko ci chef Sophie ñu ngi lay nuyu xam naa ni sax grade bi waddagul waaye sañ nga koo ñawlu tapp ko ci say épaule wallaay bàyyi tonton Garmi fi mu génn sax moo baax waaw chef Sophie boobu xam nga dama ko fàtte woon taaye mais lundi waaw faaw mu ñëw faaw ma ñëw tu vas mettre ça tonton Garmi bonjour chef Sophie bonjour Baye Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu tonton Garmi bu baax a baax di nuyu mbokk yi xarit di ñu seetaan Baye comme ni ñu koy defee rek saa su ne andil leen benn recette boo xamante ne di ngeen ko mën a reprendre seen biir kër comme nag tous les jeudis wala mercredi dañuy andi benn plat sucré boo xam dañ koy jagleel xale yi tey nag gâteau de fruits laa nar a defar Baye Cheikh ci kanam rek ñu nar ko defar ak li nga xam ni mooy ananas am nañu sucre am nañu banane clémentine yaourt nature am nañu farine am nañu coco râpé dinañu soxla nag levure pincée de sel ak quelques nen yoo xamante ne moo ñuy permettre gâteau bi dafay nooy ba pare dooy koy il faut nga bati ko ak li nga xam ni mooy sucre bi comme ça nga mën a am li nga xamante ne moom nga soxla Baye Cheikh ci kanam rek ñu ñëwaat ñu won leen naka la ñu koy defaree bu ko defee nag ñu am produit fini bi mën ko andi rek ci plateau bi ñu jàll ci li nga xamante ne nag mooy dégustation plat du jour tey bi Baye Cheikh. mu ngoog donc on va déguster tout à l'heure en attendant 9h39 mooy doog a jot am na itam ñuy grasse matinée quand même ñoo xam ni liggéeyuñu classe Pape Samba Thiam gi plein de gens sont en congé oui c'est bien yàlla na seen jàmm yàgg waaye yàlla bu congé bi rees yàlla bu mu neex yàlla bu mu neex waaw yàlla bu seen congé neex yàlla bu seen congé neex allez comme mayoon nañ leen quelques minutes léegi defe naa mën nañu leen jël ci téléphone yi Bijou la ñuy bàyyi mu takk ay jaaroom doog a nuyoo en attendant muy takk ay takkaayam moom boîte Bijou lay def ci saagam rek wóoluwul waa këram de dinaa ko taag nag Baye Cheikh doomam yi dañuy jël tàmbaliwaat na yooyu mu daan def waaye day dof na waaye waa jaa ngi fi rek waa ji moom muy busewul mais tax waa ji demul dikkul waa ji moom ko dafa demal toog rek rek xam nga xam nañu waa ji moom amul problème moom ku Bijou foto rek waa ji da koy faj maa wóolu jibi nag jibi maa ko wóolu c'est-à-dire lépp lu ñu naqari ci Bijou rek jëkkër jaa ngi koy faj foog ñu woo ko émission sax décoré ko fii Baye jar na décoré de na décoré man de mooy sama homme de l'année depuis que mu épousé ko ba mu ko épousé ba tey chaque année man jibi si laa def homme de l'année moom amul problème mooy jibi no problème jibi daal xam nga xale bi ku ne xam ne daf maa lakkal waaye lu ma naqari ci Bijou rek jibee nga koy faj ma koy faj barki yonente barki Adja Paté Samb bonjour Bijou bonjour Pape Cheikh bonjour tonton Garmi même nga ay xeer ngeen may sànni sax fa yàgg du ma leen wax dara ak ñi seetaan Sophie j'espère que yow ngeen ci jàmm tey Pape Cheikh dañu demoon waxtaan ak benn association boo xamante ni seen ay parents ñoo dajaloo pour faj xale yi nga xam ne dañu am feebaru rein ndax malheureusement am na ñu am insuffisance rénale gouvernement bi mi ngi koy subventionné mais ñoom daal seen feebar bi kenn subventionné woo ko cher na métti na waxtaan nañoo ñoom
ñoom wax nañu lan mooy feebar bi yan difficulté la ñuy rencontrer ak aussi yan attente la ñu am par rapport ak gouvernement bi ak bonne volonté yi pour mën a jàppale seen doom yi. Voilà, insuffisance rénale wala rénale. Et pourtant ay at a ngi ñu dikk leen sax levée de fonds téléthon ba léegi organiser guñu ko et pourtant nasoon nañu ko ak sunu njiit yi mais xam naa dinañ ci ñëw dinañu am gëstu boo xam ne def nga ko ak association boobu nga xam ni ñoom ñu ngi jàppale ces enfants malades du rein voilà donc on va xool leen bu ca kanamee feebar moom dafa metti ak bu mu mënti doon malade du rein ak sibiroog méttitu bëñ ak méttitu bopp ak coronavirus ak yëpp a metti moo tax ku yàbbu rek di ñaan wér xam nga ñun yenn saa yi dañuy am wér ba pare di xëccu yeneen ak di daw ci yeneen mu jaral ñu xare voilà fekk ne sunu borom moom bu la mayee wér defe naa deselatu la dara voilà donc bu la deseletul dara nag da ngaa war di sant rek waaye yenn saa yi ñu fàtte ñi nga xamee ni ñoo feebar nag ñu ngi leen di xalaat yàlla na suñu borom fëgg seen i bopp surtout xale yu feebar yi xale bu feebar dafa daw yaram xale buy feeñal sax ba yaramam commencé tàng daf lay jaaxal yow wayjur bi rawatina xale boo xamee ni dafa feebar ba tëdd donc on va retrouver cette association tout à l'heure je vais en profiter pour rappeler que je suis parrain de journée mondiale de lutte contre le cancer ñu koy amal le 4 février waaw ren nag du am rassemblement waaye ku ne xam na ni cancer moom ak bu mu ci mën na doon dafa di lu xaw a metti yàlla na ump ñi mu dalul ñi mu dalit yàlla na suñu borom fëgg seen bopp feebar moom du xaste ndax on ne sait pas kan lay dal ça n'arrive pas qu'aux autres nag existé wul ci àddina ndax ñun ñëpp ñoo yem ci yàlla donc le 4 février dañuy amal journée mondiale contre le cancer waa LISCA di ligue bi nga xamante ni ñooy xeex lawuk cancer bi di jàppale surtout ces femmes jigéen ñi nga xamee ni amee nañu par exemple cancer du sein wala cancer du col ñoom ñu ngi leen di jàppale bu baax docteur Fatma Guenoune docteur Fatma ak ñi moo àndal ci LISCA bi ñu ngi leen di encourager de toute façon dinañ ci ñëwaat bu ca kanamee fekk ñu gën a rassembler information yi puisque ñoom it seen combat dafa musa noble ñu dem su fi avancé nga de Nescafé su fi temps yi fuy nga de Nescafé daa yeewu leen ah Mouhamed teel a ñëw. te bu su fee ñëw heure bi. def west Nescafé daa yeewu leen. maa la wax lii. non mais tu abuses Sophie léegi fuy na de Nescafé biir yeewu leen ah ben c'est top désormais Nescafé la ñuy àndal moom la ñuy naan man nag billaahi Bijou Ndiaye mën na koo seede hélas man lu café xaw ma chic la ñuy wax xaw ma lu café ak nu café mënti mel Nescafé rek laay naan barki Serigne Touba je fais pas de la pub je fais pas de la pub regarde am naa machine à café j'ai des cafés j'ai mon muchacho même quand je pars ci endroit yi nga xamante ni café boo xamante ni 1 milliard lay jar je préfère Nescafé. ah oui wóolare la. donc y a pas de hasard ñu ñëw man Nescafé rek ah je te jure ah. non c'est important. laajteel Bijou. non dañu dem di course. elle dort chez moi Bijou laaj ko. ngay dugal di. elle dort toujours chez moi demandez à Bijou. bu la dugalee da ngay génne sa bopp rek da ngay génne sa bopp rek. affaire bi loolu rek. elle dort toujours chez moi Bijou. Amadou Diouf yow xam nga ni kii elle dort chez moi waaw dormir chez ton frère. avec ton mari en plus. non mari du d'accord. il est d'accord il veut pas voir le gardien c'est juste ça il veut juste pas voir le gardien c'est juste ça. dara new ci rek Bijou Ndiaye. le gardien kenn du moom mais tonton Garbi dañu ànd di course mu koy wan yeneen café naan ko bii dafa neex. ñamal bii mu ne ma jëluma. Nescafé bii lay jël gis nga. li Viviane ne woon ku ko taam ba tam tamal boo ko taam bu ko am na dootu ko bàyyi xanaa pik ak pelle donc Nescafé nous accompagne et puis tu sais Nescafé du looy naan juste le matin toute la journée à chaque pause mën nga jël sa stick c'est très pratique tàngal sa ndox sànni sa ñaari bekk bon ça dépend bu dee da nga bëgg suukar nga def ci lu la neex
nga naan sa Nescafé après di nga bien quoi voilà da ngay nekk donc ku ci bëgg a nekk rek da nga naan Nescafé regardez le matin da ngay yeewu ak baat bu diis bëti xaw a dugg xonk cernes yi génn mais y a que Nescafé pour soigner tout ça voilà donc Nescafé désormais dans yeewu leen léegi nag defe naa may naa leen temps ngeen dugg si on peut démarrer ak téléspectateurs yu njëkk yi 9h46 ñu jël téléspectateurs yu njëkk yi laa wax maanaam du kenn rek laay may du ñaar rek laay may du ñett rek laay may tey damay mayewaat maximum xam ngeen démb damaa enchaîné tey tamit damay enchaîné waat ak premier téléspectateurs yi allo 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 ay ca gaaw leen da ngeen di composé benn ci numéro téléphone yi nga xam ne ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi 88 628 20 30 boobu itam numéro bu baax la bu ngeen ci wootee léegi nii jot ma ñu bàyyi leen ngeen tànn région bu leen neex ci carte bi et puis bu ñu leen ko ubbilee région boobu lu ngeen fa fekk dañ leen koy wéev ci saa si ak nu montant bi mën ci toll ak nu somme bi mën ci toll 50 000 75 000 500 000 500 000 xëy rek ñu may la 500 000 loolu defe naa yàq yeewu leen wala Teranga Sénégal pour ça allo. 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 allo allo. kooku. man la Mame Fatou. yow la. Mame Fatou Sissoko. Mame Fatou. Sissoko. ah Mame Fatou Sissoko. Mame Fatou na nga def. na nga def Mame Fatou. ñu ngi sant yàlla bu baax. mbaa jàmm nga fanaane. jàmm rek. mbaa bi nga yeewoo naan nga sa Nescafé. waaw naan naa café moom istig boobu. voilà lii ndimbal njaboot la café gu tàng rek am purit. am ni neexee. Nescafé bu tàng rek. am ni neexee. ça va Mame Fatou fan ngay wootee. maa ngi woo yëmbal. ah. yëmbal. ah yaa ngi wootee yëmbal. yëmbal fan ci yëmbal route de Boune arrêt Fat Lawbe wala fan exactement. waaw tey taxaw foofu. arrêt Fat Lawbe fi nga yeewoo woon fuy bu mag ba. dégguma bu baax. fi ma yeewoo woon fuy bu mag ba. fi nga. fi ma mayee woon xaru tabaski. ah fi ñu mayee woon fi ma mayee woon xaru tabaski. waaw defal ma lu fàtte naa fa lu ma mayee fàtte naa ko. fàtte naa sax ñu dem naa yëmbal. fàtte naa ko fàtte naa ko si soko. jëf romb nga jëf romb déedéet jëf romb laa. du ma la téye lu yàgg ndekki nga wala ndekkee goo. ah ainsi nag moom café laa naan damay xaar tuuti. d'accord dama goo marché. non tey ayaw ma nag. amagoo dépense c'est ça. non tey ayaw ma tey ayaw ma. ah tey ayewoo. non do ayaw ma. aye togg wala aye sëy. ayaw togg man ndomba woon. yow sëyegoo. ndomba woon. ah. man ndomba woon laa aaw buur këram. ah ndomba woon nga aaw buuru këram c'est bien ça. waay aaw na la jig bu la aaw jigéen lu la neex ngay mel aaw na la jig. important am nga 10 minutes. Sénégal dafa neex. aaw na la jig bu la aaw jigéen lu la neex ngay mel aaw na la jig. ak nu la neex ah dama ne tubaab fakkaat la macha allah yow yaay aaw buuru këram. waaye xam nga dafa xam nga ni boobu ba tey maa ngi bëgg dugg tey la ko yàlla def. wallaay Sissoko. ndax xam nga yéen maa defaroon lu bëri. wax nga dëgg. ma daal di jël bu sa mboy mboy. ndeysaan. ñu la yàlla def. loolu ñu la defal nag tey dañu koy tollanti dañu lay bàyyi nga tànn région bu la neex loo fa fekk ñu wéef la ko léegi nii mbaa am nga wéef sa téléphone. yow léegi yaa may tàngal yow. c'est dommage que dégguma la yaa ngi perdre réseau. ma ne yow yaay tànn. déet man kay mënumaa tànn mag la ma te sama yaram neexul fi mu ne tey sama xel mee dem. bët yi baaxul. damaa biddanti tey. waaw dafa jigéen soor. ma tànn ma génneel la Ziguinchor. jigéen soor waaw. allez ñu génneel ko Ziguinchor de la carte. allez. Ziguinchor lañ koy génneel ci carte bi man ay mon frère toppal Mouhamed mi nga xam ne liggéeyee ma ko fi indi de yaa ngi waxtaan rek di bàyyi sa liggéey kii Nescafé bi ñëw tey moo ko tax a wàcc waaye xamul ni on peut gérer waaye mun nga dellu sa bureau de nga bàyyi xale bi mu liggéey voilà allez donc Ziguinchor nga tànn. waaw. lan moo tax nga tànn Ziguinchor. waay yaa ma non seulement nag. am laar si li may nga ni sama mbokk aw ma fay mbokk. am nga fa ay mbokk. non aw ma fay mbokk. damaa bëgg doolaay rek. D'accord, ok, bon, je t'entends pas trop bien. Bàyyi ma décompter la région de Ziguinchor. C'est parti. 5,
4 3 2 1 Sissoko 75 000 moo nekkoon région de Ziguinchor bravo 75 000 baax na ah. oui bañ naa baax. xale bu yaru war caa ndekki de. baax na trop. ah c'est dommage que déggu man c'est dommage que dégguma la bu baax yaa ngi perdre réseau xanaa ma wéef la bëggoon na maa waxtaan ak yow waaye bàyyi ma wéef la 75 000 rek. ma ne jërëjëf laa wax. voilà yaa ko moom dégg nga. jërëjëf waaw. Sissoko Banna. Sissoko Banna Tena. wallaay Sissoko Banna Baba Banna Bigué Banna Massaer Banna Ndiaye. Banna ma Jojo Banna ma Do Banna ma mun a de. parce que arrêté yooyu damay daan. lu muy daanu ci ay maam yi ma ko abal ni leen dafay daanu noonu ay Banna Ndiaye Banna Bisu Ndiaye Banna Idda Banna Jibisi Banna Abisatu Banna Fat Ndiaye. maam fukki junni ak juróom accompagne. dëgg la de may la fukki junni ak juróom ba pare di la tagg. yow kii mu ngi jaabante rek Sophie sof nga ba léegi. Sophie ñu ngi succès jaag Sissoko kuréel yow tam may naa la xaalis mayal sa nawle yi dugg Sissoko. waaw maa ngi lay dégg. voilà jot nga sa xaalis. waaw nag moom dama teel a kii xaaral ma xoolal. waaw vérifier ndax jot nga ci xaalis bi. dama la bëgg a yóbbante ci biir nekk ci ko bëgg laa. ah. Bijou Ndiaye. Bijou Ndiaye loo koy doyee. ne ko soppeeku laa dama ko dugg. sopp nga ko merci beaucoup chérie. sopp nga kuris. waaye sama meilleur ami Sissoko la sant sax. dafa ñëw. ah man est-ce que Sissoko laa sant man maay sa meilleur ami. bu jigéen bi. ah d'accord. waaw ok. ay Sissoko coupé yow tam nga may ñeneen ñi. Sissoko bisou. allo. waayu oui. ma ngay allo di. sunu xarit la dañuy waxtaan. Banna Sissoko. dem na. voilà na dem. ñu ngi koy gërëm bu baax jox nañu ko 75 000 mën na afasa. allez nañ jëlaat beneen téléspectateur. le 27 janvier 75 000 tey le 27 janvier. xaw ma 28. non tey le 28 janvier. le 28. waa jën kaay nuyu waat ñu am na yoo xamante ni boo ko tàmmee boo xëyee defoo ko du la jig xam nga émission bi ñoo ngi koy defee ci couloiru TFM yi te yéen ñëpp fi ngeen di romb sa morom yëpp yi fii liggéey ñu ngi romb te kenn waxu leen pour ñu ñëw nuyu suñu yow saa yoo rombee dañu bëgg nga nuyu ñu jeeg waaye jeeg yaa rafet nag jeeg noir sœur de bet awa seen saar rek nga ma jox jeeg kon jeeg xam naa ba suba 6 heures du matin très bien à demain merci au revoir naka livre bi mu ngi jar waaye temps yi livre jaari bi gën a jar sa livre de xam nga avant coowal jaari bi yaa gënoon jar le temps yi moom xoola jaari livre jaari bi Dieng Fugel Faty Dieng moo fi nekkoon ci fajar gi elle est très adorable et puis sénégalais yi dañu ko fonk lool macha allah donc Ziguinchor 75 000 je pense que mën naa ko delloo place am ñu jël beneen téléspectateur allo allo man de café gi laay naan laa bëgg naan waaye sama yaay ngay seetaan bu muy guux mu naan man tere naa la naan ci télé bi alors que dama bëgg naan café gi télé mujj naa metti nag soo naturel comme man doo mën a liggéey télé man damay bàyyi télé def defi maçonnerie defee loolu. di ndekkee mburoog caaf non mais maa ngi bëgg naan mais sama yaay ngi xool fi mu ne téléphone am la téye saa yu ma gisee ma yore kaas rek ma ngay raf-rafi bàyyil café yi ngay naan ci tala bi ma ne ko loolu mel ni karabaan yi xam ngeen karabaano bàyyil café yi ngay naan ci télé bi dafa bëgg doom ñu dund ba ci kanam waaye ñi reyaate xamuñu ndax am naa yaay wala am naa mbokk de yow toppatoo sa doom ji rek wax di jeex waxuma dëgg ñii tooñ ñii xaste ñii reye ñii jàmb ñii def lu bon ñii yéeni nit lu ñaaw ñoom xamuñu ndax am nga yaay de yow gère ton fils rek wax di jeex seen yoon voilà mais war na maa naan lii de siik naa café dama siik xam ngeen luy siik léegi da ngay teg clip. xam ngeen siik non waaw xam ngeen siik El Hadj siik El Hadj xamoo siik si xam na xale yi ñooy wax siik waaw voilà tegal ko jàmp saama léegi. jàpp saa non tey le jeudi on est jeudi dañuy am classe. ah oui dëgg ay traditionnel traditionnel nag ay xalam yëfi mag la ñuy def jeudi. jeudi moom bis bu màgg la ñu xoolaat beneen téléspectateur peut-être balaa ñuy teg clip allez 88 628 22 22
wala 88 628 04 05 wala 88 628 20 30 ma may leen juste quelques secondes ah. y a pas de souci allez quelques secondes je rappelle que tey comme démb ak bërki démb fii ba Teranga Sénégal bi di jeex matin bi moom dafa dàqati matin bee dàq ngoon gi sax voilà parce que 9h ba 12h30 ñun bu ñu paree Amina Poté ñëw teg ko ci moom itam te dafay gën a neex ba 12h30 jox leen yéen itam yóbbante yi ñu ko jox pour yéen téléspectateurs ak internautes ñu lambaat beneen téléspectateur allo allo allo. allo. oui. Pape Cheikh. kookan la. man la Fatou Kiné Dieng. Fatou Kiné na nga def. ça va bien. Dieng Saala. yaa ngi ci jàmm. yaag sama baay bi Alaaji Mara Dieng yéen a bokk benn sant. loolu neex na. yaag sama jigéen sama yaay sama xarit Ami Dieng madame Diallo yéen a bokk benn sant. ñu sant Dieng ñëpp a baax. waaw monsieur Buri la seen maam tudd. yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu baax fooy wootee. Malika. Malika nan Dieng nga ni. Fatou Kiné Dieng. Fatou Kiné Dieng voilà alors Fatou Kiné yaa ngi wootee Malika ma bañ la téye lu yàgg mbaa jàmm nga fanaane. waa jàmm rek. mag ñi ñoo naan jàmm rek kindim laay. man de kindim laay bëgg naa xam lu muy définir suñu mag ñi ñoo mën a nuyoo nag Njaay waaw kay Njaay waaw kay Njaay xanaa xamoo sama koñ amoon na benn maire bu sant Taal ak paa bu sant Fay ñoom ñaar fajar gi daf ma daan jaral may teel a yeewu pour dégg Taal ak Fay rek Taal waa kay Taal Fay Taal ma ni ñuy Taal ak Fay nii soof na nu ma kii di Taal kii di Fay je te jure dama daan yeewu fajar teel uniquement pour pas Taal ak mère Fay taal waa koy Taal même naa ko fay ay man ñii aussi kii di Taal kii di Fay Taal Fay Taal waa koy Taal Alaaji Taal te suñu mairie dañoo soob de dañu jël seen Taal Alaaji Taal dafa sama ñoom papa nekk fa Adja Fay dafa la sukk bi je te jure te dañuy romb nii kat ay Alaaji Taal Fatou Kiné baal ma de Fatou Kiné nii laa bel damay xëy rek di neex am na jàmbar. wallaay di neex sama neexu bopp non mairie ñoo neex Alaaji Taal Alaaji ne ko Adja Fay waa koy Fay donc Taal Fay quand même c'est grave donc Fatou Kiné ban région ngay tànn. Matam est-ce que xam nga Mamadou Ndiaye bi liggéey fii ak man. non. yow xanaa doo seetaan TFM nga xale yi naan kon wéroo xamoo Mamadou Ndiaye xale boobu noonu di sol ay west may nekk ak moom chaque jour doom ji Fatou Kiné la tudd. waaw. oui doom moom Fatou Kiné la tudd waaye yàq nañu tudd xale bi di ko woowee Sakira. Allez dis-moi ban région ngay tànn Fatou Kiné. Matam région de Matam alors elle est où la région de Matam région de Matam normalement Matam mu ngi ci côté bële donc ñu génne Matam ci carte bi pour Fatou Kiné yaa ngi wootee Malika. voilà Malika mu ngi neex waaw moom ça va. mbaa yéen a ngi takk masque yi. masque moom c'est obligatoire. waaw mais même bu dul obligatoire c'est pour se protéger. waaw c'est pour dañuy protéger ndax loolu la ñuy wax. jeena donc ñu décompter la région de Matam dégg nga. waaw ok allez 5 4 3 2 1 Fatou Kiné 100 000 francs moo nekkoon ci région de Matam Fatou Kiné. rëccu li ma la téye ci antenne bi non rëccuwuma ko. bravo 100 000 francs ci benn woote boo woote rek yow Fatou Kiné ne quitte pas Sophie tàngalaatal ma café gi tuuti sedd na kay non bu ko naan sama yaay ngi lay seetaan. Fatou Kiné yaa ko moom xaaral ma wave la 100 000. yow mbaa am nga wave. am naa wave kay. très bien application bi nga am wala compte bi noonu simplement. man simple rek laa am. simple da ngay télécharger xanaa sa téléphone bi baaxul. aw ma téléphone simple amaa bëgg nga may ma téléphone après. ma may la.
waaw. je te jure boo dugalee sa loxo ci télé bi noonu ba mu ñëw ci man ma jox la ko. ah nee naa ñëw ba si yow. waaw demal fi télé bi nekk Aïcha dugalal sa loxo nga xool ndax duma la ko jox. am boo baaru doo daw. bi lay duñ daw dañ la koy jox rek. café boobu da ngay naan ànd na. dëgg la de man de café gi dafa mujjee sedd sax. boobaa yàlla bu ma ko dugal sax nga ne da ngaa corona. et Fatou Kiné maa ngi lay fóon bu baax dégg nga. waaw merci beaucoup kontaan naa bonne journée 100 000 yaa ko moom. vous de même. allez nuyul ma waa Malika yëpp jaajëf ñu ngi koy gërëm bu baax ñu lambaat beneen téléspectateur ah on vous appelle enfin vous nous appelez on vous donne woote leen rek yéen a ko moom kii Ami Libin yaa ma gënal Sophie may ma Nescafé bu bees. ah waaw may ma Nescafé bu bees bu gën a tàng voilà tàngalal ma ngay yéexal woo naa keneen ki nekk ci beneen waañ bi. yow de nii nga nar a jàpp. te man maa ngi seet Libin di. man su ma amoon ñaari jabar dama leen di jaxase chaque jour. ana Libin. tëgge leen laay def li la Adja Marème waxal. boo ko déggoon. naka mu. allez beneen téléphone na ñëw léegi nii très rapidement balaa ñuy déglu quand même musique mënu cee ñàkk xam nga yeewu déglu musique y a rien de tel. il faut pas ngeen di retenir seen bopp ci yu neex yi bi yàlla da ko créer pour ñun voilà l'essentiel mooy sa digganteeg sa borom mais pas sa digganteeg sa nit. faites-vous plaisir bu leen retenir seen bopp dem leen rek ay abus dangereux nuisibles ak yooyu abusez si vous voulez. on mourra de toute façon quelque chose nous tous. El Hadj waxuma dëgg. paa bi dafa jabet. dem dina ko bul lekkati yàpp. waaw moom bàyyiwul yàppam. waaw delluwaat ca médecin ba. waaw médecin bi vérifié na ko mais bravo comment tu as fait. mais je vois plus de traces de diabète. waaw. paa bi du ko ŋóobi. faites-vous plaisir pas de retenue bu leen nangu kenn ku leen jugé. sunu maam yi de boo leen masaan tere ndawal moom dañ naan la yow mi la nu bàyyi. dëgg la di. yow bàyyi nañ la bàyyi la moo gën a gaaw waaw moo gën a gaaw. allez nañu jëlaat beneen téléspectateur wala ma may leen le temps ngeen composé ayca mayaat naa leen quelques secondes en attendant Viviane a ngi ci wet gi xam nga moom nag du ma doyal ci moom il faut toujours may am benn dose Viviane quand même comme je dis ndax El Hadj Man Mbaye Garmi yi fi mag rek la ñu koy def toute la journée matin bi ak guddi gi wëndeelu Viviane nag am na woyam woo xam ne dafa magee am na xalam ci biir sigil la ko tuddee ba noppi tam mu ngi ci joxe conseil yu am solo pour suñu doomi jigéen ñi nga xam ne dañuy gaaw a màgg yenn saa yi nag dañuy fàtte ni jigéen balaa baax toog ci peggi ndeyam waaw Ndakaaru moom day yàq jigéen waaw am na ci ñoo xamee ni mooy loolu mais jigéen daal balaa doon jigéen pire doon ndeyam Viviane da cee wax lu am solo sigil la ko tuddee ci ndimbalu Alaaji Malick on va écouter ça juste le temps ngeen di composer benn ci numéro téléphone yi affiché wu ci suufu écran bi 100 000 francs ku dugg léegi mën naa ko may 200 000 francs ku dugg léegi mën naa ko may 75 000 ku dugg léegi nii mën naa ko may en attendant may naan sama Nescafé bu tàng jër te am purit et je vous le conseille prenez toute la journée vos pauses Nescafé parce que voilà quoi daf lay jox peps et avoir beaucoup de peps dafa am solo ak fi réew mi toll Viviane mu ngi waaj jëm nag fi nga xamee ni moo di Banjul capitale bu Gambie dëkku ki nga xamee ni mooy Adama Barrow mu baax mi ñu ngi nuyu First Lady di nuyu waa Gambie yëpp waa Banjul foo mënti dem actuellement ñu ngi préparé soirée bu mag boobu la nga xamee ni moom la Viviane nar a tëgg en live ak Jolof Band le 13 février incha allah ca penc mi hall donc en attendant ñu bëggalee leen ak Sigil Viviane. ayo nene 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 tuuti. wax noo leen nag ci xew bi fu nekk nii yéen a ngi ci préparation daal tur laa waaw waaye maay bàjjanam yaay bàjjanam ñi ñooy ay ndeyam maay bàjjanam bokk ak baayam ndey ak baay baay ma naam jox ma naam ko mayee ba pare dina tëdd te ñun xaj ñi ci gàcce neen mbaa d'accord na ne dina tëdd wóolu na boppam man am kersa sama diggante moom ñun de tëdd
fees benn lañu xam ndax gàcce bu gàtt moo gën xam ñun xajuñu ci gàcce anamu ci suuf anta baay kaay may sa bàjjen bala ko du tàq mi ci laal Nescafé rum kase voilà donc on a écouté Viviane El Hadj mu wax ci nag lu am solo conseil bu wér lu wér la ci way. mais Baye Cheikh xanaa balaa maa tàbbi ci way wi man ndokkeel ko nag bu baax a baax parce que dafa am loo xam ni Baye Cheikh bu la fekkee ne soo waxee wala nga jëf dara Sénégal yëpp dañ ci am lu ñu koy gisee soo jëfee fulla war nañ la wax ne jëf nga fulla wallaay te moom dëgg-dëgg Sénégalais yi naw nañu ko trop ci fullaam ak faydaam ak cër bi nga xam ne moom la ko yàlla jox te mu reconnaître ko c'est important loolu dina tax képp xale yi ak jeunesse bi dana ci mën a ànd ak moom mu nekk loo xam ne lii dafay jariñ réew mi maa ngi ko ndokkeel bu baax a baax Baye Cheikh Viviane nag nit du fàtte ku ko defal teraanga bu sori keroog bi may may sama doom keroog moo Boubacar ñoo ànd ndax sama doom day fan sam bëgg ko mu ne Amadou Mbaye mu ne papa man daal su ma dee takk bëgg naa nga indi ma Viviane ma ne ko ma defal li Viviane def ci way wi rek wallaay ba mu ko defee nag mbay ba bés ba jot keroog Viviane bi muy agsi dëgg parcelle xaw na xar ñaar wallaay kon maa ngi koo ñaanal yàlla may yokk jàmmam yokk suturaam amiin mais Baye Cheikh way moom ñaar rek moo ci nekk il faut nga mu ne am ay paroles yoo xam ne yile su ca xale yu sukkandikoo mu mën leen a jariñ te boo déggee way wi da nga xam ne daal dëgg-dëgg boo soo ci tënkoo tey ndaw doo jum Viviane daal fi mu génn am na solo lool waaye boole na ko baax fulla am fayda ba pare fonk boo ba pare am personnalité waaw surtout personnalité c'est très important déedéet latewul mbay latewul man 5 ans ngi nii gisuma ko namm naa ko sax mbay wax dëgg yàlla 5 ans ngi nii je l'ai pas vu ma nga ca palem ba walla waaw pale baa nga port ma nga port waaw pale baa nga port nag ba sax namm naa ko de 5 ans ngi nii gisuma je l'ai pas vu ma nga ca palem ba toog rek dëgg vraiment nit ko am personnalité mu ngi jëm nag Gambie waaw le 13 Alaaji Malick bu fekkee mën nga baaxee téléspectateurs yi affiche bi kooku nag dinaa bëgg mu seeti directeur douane ba bu Gambie ca Gambie sama xarita waaw bu ko defee du ko réccu de bon dina mel ne yaa mu sukkoro capitalu Côte d'Ivoire laa ilaaha illallaah na ko dem rek na fa jaar rek na romb rek buntu ba waa Gambie ngay waaj la taasukat ba ne woon waa Gambie gi may xaar donc waa Gambie ngi koy xaar defe naa 13 la ñuy wax ñoom on February bon 13 février la ñuy wax ndax man français lay lakk le 13 février nag incha allah Pencami Hall fu Medoune Diouf miin ak demkatu Banjul yi dëkk bu neex ñu bëri fa lool ay soppe ku lim Dioum Batambedu policeman Diagne Saro suma xarit yooyu fa ne ñoom Adja Aïda Socé sama seexu màkk ñoom ñëpp a ngi wàcc soirée de gala bi nga xam ne ni retrouvaille la ak ñi bëggante waaye retrouvaille la ak soppe Viviane yi le 13 février incha allah Ibou Ndour sax a ngi wàcc moom camion musicien lay yóbbaale bu ko defee Viviane mën a tëgg en live ak Jolof Band ca fi nga xamee ni mooy Pencami Hall foofee ca Gambia donc Viviane ak Jolof Band loolu bu leen ko fàtte 88 628 22 22 wala 88 628 20 30 ma mayaat leen quelques secondes le temps ngeen composé benn ci numéro de téléphone yi affiché wu ci suufu écran bi en attendant ñu profité ci rek wax leen ni Bijou seeti woon na association boo xamee ni ñoom dañuy jàppale xale yi nga xamee ni ñoo nekk ay malade du rein feebar nag bu xaw a doy waar segam bu dalee mag da koy sonal waxatuma la ak tout tànk heureusement ba am na ci réew mi ñu bëri yërmande nga xam ni seen combat toujours mooy
xool nu ñuy jàppalee ñi leen soxla. 600 lañ ci gisagum ndaxte peut-être am na xale yoo xam ne ñu ngi ciy souffrir sax ci feebar boobu te seen parents yi xamuñu ko. feebaru rein la te bu ñu ko fajulee mara day taali mun na indi insuffisance rénale te démb bi ñu waxtaanee parents yi nga xam ne ñoom la seen doom am feebar bi ñu def seen association ñi ngi ñuy xamal ni xale fu muy defee dialyse sax amul fii Sénégal donc feebar la boo xam ne faj bi yàgg na gàtt gi lu mu gàtt di nga faj xale bi pendant 2 ans ak ay médicaments yu cher yoo xamante ne am na ci yuy jar sax ba 100 000 francs te en 2 semaines nga koy utiliser donc ñoom la ñu dem waxtaanal ñu gën ñu expliquer feebar bi nga xamante ne mooy maladie du rein bi dal xale yi lan la lan moo ko mën a indi ak nan la faj bi di demee yan mooy seen difficulté ak lan la ñuy xaar ci gouvernement bi. association bi li ko tax a jóg mooy jàppale xale yi pour que ñu mën a am accès ci médicaments yi ak traitement bi nga xamante ni moom la ñu war a fournir xale yi nga xam ni maladie à long terme la. c'est une maladie des reins appelée syndrome néphrotique en quelque sorte feebar la boo xam ni dafay jàpp say reins te urine yi duñu mën a rein bi du mën a téye sel bi nga xamante ni dafay jaar ci rein yi pour ñu segg ko donc les sels vont directement sur les urines. feebar bi symptômes yi mi ngi commencé ci enflement visage u xale bi après mu jàll ci biir bi enflé tànk yi enflé donc symptômes yi noonu lañ koy déceler. Après bu gënee avancé pour que médecin yi en terme médical am na biopsie bu ñuy def biopsie rénale boo xam ne moom mooy définir exactement ban feebaru rein nga am. traitement bi nu muy demee c'est asymptomatique selon malade bu nekk mais minimum de temps qu'il faut traitement bi ce que les médecins nous ont dit il faut au moins 2 ans d'affilée de traitement pour mën a yaakaar wér. léegi médicaments yu ñuy jël ay corticoïdes la. Qui dit corticoïde xam na ni corticoïde ça va pas avec du sel donc il faut un régime spécial sans sel après bu ñu paree par étape la dinañ jàll ci immunosuppresseur ba ci perfusion yi nga xamante ni moom mooy terminer traitement bi. li ci gën a métti mooy le coût des maladies le coût des médicaments garab yi cher nañu trop et puis pas du tout accessible à tous les niveaux. Il y en a qui coûtent jusqu'à 70 000, il y en a qui coûtent jusqu'à 100 et quelques mille par boîte et puis prise selon les médicaments ni nga koy jëlee mën na def 2 semaines rek boîte bi jeex donc ça va te faire 100 et quelques mille chaque semaine ou chaque 2 semaines. Le coût est excessivement cher et puis il y a les analyses qu'on fait sans charge sociale, c'est très compliqué. Les analyses tu dois les faire chaque 2 semaines, ça dépend fu feebar bi tollu ou bien nga def ko chaque mois. Au moins dina mot 80 000 francs ou même plus yoo xam ne da nga ko war a génnee pour faire les analyses parce que c'est un suivi qu'on fait si sang bi ak ci urine yi tout le temps ñu ngi lay defal ay analyses. bu parent bi amul xaalis kooku moom vraiment ça va directement à la catastrophe parce que moom mooy indi rein bi yàqu mu yàqu dem ci dialyse te ku mënul faj sa doom ci médicaments yi immunosuppresseur boo demee ci dialyse encore c'est beaucoup plus compliqué parce que actuellement au Sénégal on n'a pas de centre pédiatrique pour dialyser les enfants. Tu es obligé d'aller chez les adultes seen centre yi nga fay rang et puis c'est très compliqué. li ñuy xaar ci gouvernement bi mooy ñu subventionner garab yi bu ñu subventionner garab yi comme ça ñu mën a jot ci ñëpp mën ci jot dans les régions parce que y a des malades qui quittent les régions. Il y a plus de 600 malades yu nga xam ni ils sont suivis par à Dantec par le docteur Ndongo et puis le professeur Younoussa Keita. Donc ñoom ñaar kese ñooy 2 néphrologues pédiatres yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk pour soigner toute la sous-région. C'est compliqué. Ils sont débordés et puis ils n'ont pas ce qu'il faut pour que ñu mën a jàppale maladie ni mu waree. Salle dialyse amuñu ko les bureaux déjà même salle bi nga xam ni fa la ñuy accueillir maladie c'est pas toujours ça dafa am il nous faut vraiment benn hôpital pédiatrique boo xamante ni spécialisé pour loolu. ñi ñu bëgg a jàppale il faut que aussi ñu contacter ñu ci 77 510 78 93 ñu ngi soxla ONG yi di soxla bonne volonté yëpp pour ñu jàpp ci parce que lu metti la. voilà ñu doon déglu Ami Keita moom moo jiite association boobu la nga xam ne jóg nañu pour jàppale xale yi nga xamee ni ñoom ñoo nekk ay malades du rein ñaare dañuy foog ni mag ñi rek lay dal
wala malade du rein mag ñi yëg nañu seen tawat waaye xale yi moi c'est la première fois ma dégg ni ñu ngi am ay malade du rein. ay nekk ay xale parce que Pape Cheikh feebar bi di syndrome néphrotique maladie bu rare la boo dee xool Sénégal ci lu ñuy jot dénombré gum 600 xale la ñu yaakaar ne ñoo ko am te mun na ko ëpp sax parce que parfois di nga dem ci région yi foo xam ne ñoom duñu tala sax dem yóbbu xale bi pour ñu diagnostiquer ndaxte soo xoolee sa doom mu am bët yi di néewi biir bi di néewi tànk yi di enflé am na ñoo xam ne dañ naan la xale bi dafa xorom wala dafa néewi donc duñ dem defi analyse yu poussé yi tax ñu mun a xam ni que am na ay rein bi fonctionné wul et que dafay bàyyi ay protéines yoo xamante ne day dugg ci deret bi ak ci urine yi donc loolu pour ñu def ko di nga analyser urine xale bi analyser deret bi pour déterminer vraiment que maladie bi la te am na yeneen biopsie yoo xam ne dañ ko war a def pour gën a xam xale bi lan moo ko dal donc déjà pour parent bi am moyen wu def analyse yooyu yëpp rek dafa métti léegi bu ñu demee nag ba détecter la ni la maladie bii nga am faj bi dafa cher dafa métti dafa yàgg parce que madame Diédhiou mi ngi ñu koy wax moom doomam am na si ak comme parents yi nekk ci association bi yëpp seen doom dañu am feebar bi li mu wax mooy que ni minimum 2 ans la ñuy faj xale bi pour yaakaar ni dina mun a wér donc faj bi mun na gën a gudd ci ay garab yoo xamante ne tey am na yoo xam ne 100 000 francs lay jar tey am na salaire yoo xam ne boo ci génnee 100 000 day jeex boo ko waree génnee 2 fois ci mois bi c'est juste impossible. yow 100 000 da ngay liggéey sax am na ñoo xamante ni garab buy jar ñaar téeméer sax wala ñokketu téeméer bi sax. wallaahi amuñu wallaahi. léegi imagineel nag nga war chaque mois wala 2 fois par mois nga génnee 100 000 bokkul ak analyse yi xale bi di def pour ñu mun a xool ndax maladie bi nu mu évoluer baax na wala déet donc dafa cher dafa métti ñoom ñi ngi may expliquer que ñoom parents yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci association bi sax dañ defal groupe WhatsApp boo xam ne tey kenn bu demee ba amul garab day ñëw bind ko foofu ne man kat awma garab bi bu dee am na ku ko am mu abal ko moom bu amee delloo ko déjà garab bi c'est rare ñaari pharmacie ñoo ko fiy jaay République ak Guigon bu ko weesoo jeex na day nekk en rupture de stock parfois ñaari médecin ñooy faj maladie bi Sénégal donc nekk na feebar bu métti boo xamante ne rare na cher na donc gouvernement bi war na leen a subventionné comme nu mu subventionné tey dialyse bi parce que lii dafa métti bu deekente ne yéen liggéeyoo leen nag c'est encore pire parce que ñii liggéey am seen salaire sax dafa métti ci ñoom pour ñu am yenn garab yi ak ñi am assurance donc imaginez koo xam ne amul assurance amul CMU amul dara moom moo war a demal boppam hôpital pour faj xale bi c'est très dur nga nekk parent gis sa doom di am yenn métit yi wala yenn yi di ko dal te doo ko mën a faj donc li ñuy def rek mooy woo gouvernement bi ci lii ñoom ñi ngi créer association pour ñu mun leen jàppale ngir ñu mën a faj seen doom ndax feebar bu xaw a léger sax sa doom bu biiram di métti sax wala nga gis ko muy wàcc wala muy sëkk sa àdduna yëpp day tukki donc imaginez nga nekk parent xale bi feebar bu yàgg boo xamante ne yow mënoo ci dara Pape Cheikh. Voilà donc association boobu ñu ngi leen di ñaanal parce que lii élage dafa daw yaram dafa métti loolu bay man de Baye Cheikh dama ci gis ñaari appel yoo xam ne yi war na ci am benn bi muy ministre de la santé ku baax la moom waaw muy Abdoulaye Diouf Sarr war na gis lii réagir ci lii xam naa sax ñu ngi waaw loolu vraiment xam naa ne parce que tamit ñi nga xam ne ku ci nekk am na cabinet boo yor am na loo xam ne ku ci nekk yaa war a chargé wu ne nangam bii daal monsieur le ministre bu gis nañ ci nangam boo xam ne bii am na geste boo xam ne war na la ci waaw tey lii xam naa tey bu ko seetaanee en tant que père de famille dina am choc te ci ñoo xam ne ñii vraiment weer wu nekk ñu bëgg a génn ci seeni salaire bu fekkee am nañu ko 200 000 wala 250 000 dëgg kenn mënu ko kon tamit ñi tamit les bienfaiteurs yi nekk ci réew mi ku ci nekk 600 ku ci nekk bu jëlee sax benn pare ne benn xale vraiment jaamu yàlla mi ngi ci lii parce que léeg-léeg xaalis bi dugg foo xam ne fi waru faa dem te fii nag xaalis bi moom dugg fi moom mën nga ci am yàlla dëgg ba pare yow boo toogee nga fier ne man def naa nangam et puis mun nga changer vraiment ça parce que xale mu feebar di continuer am na parents yoo xam ne dinañ am capacité aider xale bi mu vivre vie bu normal mais am na parents yoo xam ne feebar bi da leen di dépasser tellement ci loolu rek la ñuy focaliser dootuñu dund xale bi dootul dund vraiment bu fekkee nit mun na leen jàppale pour permettre à changer la vie de ces enfants là ce serait quelque chose de vraiment bien. En tout cas moi je leur promets Téléthon depuis presque 2 ans. kooku Baye Cheikh taxaw ci antoogul waaye dinaa ko sàkkuwaat ci direction bi. très bien defee ñu ànd ci waxtaan dama ceeg Bouba Ndour.
waxtaan dama ceeg Youssou Ndour waxtaan ci itam ak association malade du rein ñi hémodialyse ak yooyu il y a 2 ou 3 années et à chaque fois ñu waxtaanee malade du rein yi voilà dañ ciy wax di ci wax defe naa jot na quand même oui pour ñu def ko leen appel au don loolu mënul ñàkk quand même surtout pour ces enfants là parce que lii boo ko ndiwuloon bi peut-être man ak ñi seetaan ñu bëri duñu xam ni am na ay xale yoo xamee ne ñu ngi souffrir quand même de loolee nga xamee ni moom la ñu tuddee des malades du rein te Baye Cheikh boo xoolee Keita mi nga xam ne moom la ñu interviewé puudaru na rek toog mais boo ko xoolee nga xam ne nekkul sax. da ngay sagal sa bopp. waaw dafa sagal boppam rek mais nekkul lu metti la. wallaahi li xol dafa nëbbu ci borom. te tonton Garmi sa doom rek mooy feebar ngay ñaan yàlla mu teggi feebar bi tegal la ko wallaahi. parce que boo ko mënul faj yow impuissance bi ngay sentir ak naqar bi ngay am loolu mënoo ko expliquer kenn. vraiment surtout faj bu yàgg bu dee faju 1 mois grave 2 mois mais 2 ans minimum. donc mu leer na ne am na ñoo xam ne mun nañ ci wér mais il faut un bon traitement il faut ñuy jël garab yi nag moom moo cher analyse yi tamit il faut ñu koy def loolu tamit dafa cher donc loolu la ñu bëggoon ñoom ñu subventionné leen ko bu ko defee ñoom ñu mën a suivre seen ay doom convenablement ndax am na ñoo xam ne dañuy dem ba mujj gi dañuy bàyyi ndax dañuy xam ne que tey su ma jëndee garab bi suba du ma ko jënd donc finalement je laisse tomber. On passe au bureau tout à l'heure. Oui yàlla baax na wallaay loolu moom vraiment loolu moom Baye Cheikh jaaral bureau jaamu yàlla nga ca yàlla baax jaamu yàlla c'est vrai que bëgguñu di leen jox ay de très mauvaises nouvelles wala ay informations yu leen di rendre triste mais lii c'est important il faut qu'on en parle quand même na ci ñëpp jàpp dinañ leen jox numéro association bi pour ku ci bëgg a jàpp nga woote peut-être am na ay bonne volonté yoo xamante ni di seetaan ba tey ci loolu sànq baa ngi la koy wax bi ngay annoncé ces enfants-là que man tànn nañ ma pour ma nekk parrain journée mondiale contre le cancer le 4 février la ñu koy amal ñun ñëpp a war a waxandoo stop cancer ça n'arrive pas qu'aux autres muy góor muy jigéen muy xale muy mag maara day taali yàlla na leen ump di tawat goo xamee ni bëri na ay nit yoo xamee ni ñoo ngi koy dund fii ci Sénégal mu sonal leen lool ñi ñàkk ci moyen am na ci ñoo xamee ni itam ruus ak ragal ñu beddi leen moo tax duñu koy nëbb ba faf mu lor leen yooyu nag ay xeetu combat la yoo xamee ni Ligue sénégalaise contre le cancer di LISCA boobu nag ba tey ñu ngi amal ay combat yu noble ngir dimbali surtout jigéen ñi nga xamee ni ñoo amee cancer du sein wala cancer du col alors le 4 février nag incha allah bu ñu amalee bis bi dinañu gën a porter plaidoyer bu LISCA ndax nag def nañu ay jaloore ci ay téléthon ci ay message ci ay combat jotoon nañu fi am tuuti waaye xam nga feebar bu yàgg la nga cay frais même bu dee ay milliards la du doy donc dinañu def appel aux dons en tout cas man je m'engage dinaa def appel aux dons fileeg suba ba gannaaw suba comme ça ñu jéem a xool naka la ñuy indee suñu participation ci combat bi nga xamee ni waa LISCA ñu ngi koy mëne boobu ba tey mais en tout cas bu leen fàtte malheureusement ak Covid bi rassemblement ak yooyu ñoo dañu koy tere mais le 4 février en tout cas mooy journée mondiale contre le cancer et voilà je suis donc parrain de cette journée mondiale na ñëpp jóg ñu àndandoo jàppale ñi nga xamee ni ñoo amee tawat boobule di cancer lii itam élage c'est un combat noble. waaw combat bu rëy la Baye Cheikh ku nekk xam na ne am na yuy dal jigéen ñi li muy dal góor ñi sax xam naa ne moo gën a moyen mais xam nga jigéen ñooy taaru àdduna ñoom tamit vraiment war nañ leen sàmm leen bu baax a baax ndax cancer dafa nekk loo xam ne lii lu doy waar la te mi ngi faagaagal nag lu baree bari am na ñoo xam ne sax da leen di dal ba faagaagal leen te sax duñu xam ne loolu la am na ñoo xam ne dañ koy nëbb am na ñoo xam ne ñi amuñu moyens yi kon daal vraiment jàppale leen mu nekk lu am solo comme nag parrain nga ci bés boobu yow moom loo dugg wax dëgg yàlla alhamdulilah rabbil alamin xel mën na ci dal kon daal ñi ngi lay ñaan tam yàlla jàppale la ba nga xam ne loolu dina nekk loo xam ne ñoom gis nañ ci seen bopp ba ñu mën cee faj ñu bëree bëri loolu te dina nekk loo xam ne lii sa fierté lay doon waaye tam dina nekk tam fierté képp koo xam ne kii sa fans la waaye tamit ñi nga xam tam ñoo nekk ci télévision bi Baye Cheikh voilà donc loolu le 4 février ci la ñu koy amal xam naa dinaa ko def ñaari combat appel aux dons pour les malades du cancer buñ ci paree nag doog a def beneen appel
appel aux dons pour ces enfants malades du rein loolu incha allah dinañu def tout pour jéem ci dimbale suñu mbokk yooyu merci en tout cas Bijou pour association bi nga tasel ngir ñoom it ñu jéem a xool naka la ñuy jàppale xale yooyu la nga xamee ni ñoo amee tawat boobu Covid bi nag mu ngi wéy ba tey di law ci réew yëpp fii ci Sénégal nag Dakar ak Thiès bu leen fàtte couvre-feu bi dafay dem fii ba boori le 22 février dañ ci daanaka tegaat beneen weer boo xamee ni un mois encore de couvre-feu 21h ba 5h du matin muy couvre-feu partiel ci ñaari dëkk Dakar ak Thiès actuellement nag Sénégal mu ngi toll ci 100 cas amul benn cas importé selon këyit gi nga xamee ni moom laay jéem jàngal leen nii mu jóge ministère de la santé et de l'action sociale 200 cas yu jógee ci transmission communautaire ce qui veut dire que ci 2262 tests réalisés 304 sont revenus positifs actuellement Sénégal a ngi toll ci taux de positivité bu toll ci 13,44% actuellement nag ci bis bi am nañu 104 cas contact amuñu benn cas importé tey ak 200 cas transmission communautaire donc loolu mooy communiqué bu ministère de la santé et de l'action sociale bu tey bi tombé ak 28 janvier voilà dugguñu février il nous reste encore quelques jours balaa ñuy dugg février c'est le mois des amoureux le 14 février le jour de mon anniversaire mais baal naa leen message yi quand même et comme ñu ngi janvier on va continuer def ambiance su janvier tey ci 28 bi ñu tàmbali nañu ko sànq mais ñu continuer plutôt di leen jël laataa ñuy jàll ci fàttaliku gi tey ñu fas yéene koo jagleel Issa Mbaye Samb ma tellement dem nekkoon jàmbaari fàq tëdd kenn dootul fàtte ay jalooreem fii ci réew mi moo tax jëf moom des koy matal ci mbaax day tax boo demee nettali ba rafet waaye bu dee jëf dafa garaaw ci tàng-tàng bi doo am conscience ni la ngay def garaaw na il faut nga dee nag bu ñu la dee waxtaane yenn saa yi dañ leen soo waxtaane ndax jëf yaa ñaawoon ba nga xamee ni nit ñi dañu am kersa dañ ñëw sa dëj sax nga seen gémmiñ ñi ne duñu wax wala ne yàlla baax na yàlla na ko yàlla yërëm rek mais boo baaxee nag bàyyi fi ay jëf yu baax yu riis yu gën da ngay neex a waxtaane loolu moo dal mag ñi nga xamee ni dañ leen di waxtaane chaque jeudi matin di leen fàttaliku ak El Hadj Mbaye Garmi nga xam ne xale buy tuut tànk rek bu ko mag dee ñaanal ñaan bi benn la yàlla na nga nekk mag bu am ñam te mag yooyu yëpp El Hadj Mbaye Garmi di waxtaane ay mag yu am ñam lañu dinañ ñëw ak ñoom bu ca kanamee tuuti mais en attendant ñu mayaat leen quelques secondes le temps ngeen composé benn ci numéro téléphone yi nga xam ne ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi ñu ci profité encore gërëm partenaires yi nga xamante ni ñoom ñoo jox confiance groupe Futur Média du premier groupe de presse fii ci Sénégal soumari.com vente en ligne la ñuy def gërëm tamit bu baax luxury bijouterie by Khadim Nia xale bu am jom la et puis gërëm tamit CSB showroom baa nga cité kër góor gi ak suma xarit Jili gërëm tamit Prestige Déco ci salon meuble accessoire baax lool ci kër ñoom it ñu ngi leen di gërëm tamit bu baax Wave mi nga xam ne ni dafa yombalal sénégalais yi lépp lu jëm ci wàllu yónnee wala jot xaalis donc ñoom la ñu àndal ci Teranga Sénégal ku dugg rek ñu am lu ñu la terale ci 88 628 72 voilà 88 628 20 30 88 628 20 30 ku dugg léegi nii ak lu ñu la mënti may nu somme bi toll moo xam 50 000 75 000 lépp rek dañ leen koy Wave immédiatement ngeen jot seen xaalis mën ko jëfandikoo ci nu mu leen neexee 10h35 on a encore le temps laata Amina Poté di ñëw pour gunge leen moom itam ba boori 12h30 88 628 20 20 wala 88 628 22 22 ak 88 628 04 05 allo. allo. kooku. allo waaw man la Pape Cheikh. yow la kan. man la Wilane. yow la. Wilane. Wilane. waaw. Wilane wala Njilaan. 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 ah Njilaan. ndeysaan man maay mbokkum Sénégal nag ndax ku woote rek. sa tur dina méngoog turu sama mbokk
ku ma xam waaye day doon ku ma jege loolu est-ce que xam nga ni am naa yaay ju tudd Njilaan Fay barki Serigne Touba Njilaan Fay mais Njilaan Fay non micro bay waddu moo tax ma koy defaraat xam naa yaa ngi may xalaatal yu ne sax waaye amul problème ñoqatiwu ma pour moom damay ñoqati mais ñoqatiwu ma micro bi moo wënd ci ginnaaw pour xam lan laa xalaat Njilaan baal ma bisu ñaay gis nga lii mu nekkee nii tey ci suba rek laa leen di wax lu ma tooñ rek jibi si dina ko faj tey moom dinañ la fajaat moom yow prépare-toi loo ma wax ci lu naqari rek saa yoo wàccee amul heure jibi moom dalay teel a régler comme montre Père Assane jibi yow biisu dafa ma sonal waay père te vraiment yaay sama papa aussi mais yow léegi da ngay seetaan quoi Père Assane Ndong da ngay seetaan parce que maa ngi jël micro bi di ko defaraat toog ni mu ko takkee baaxul may defaraat micro bi mu fu xalaat di damay ñoqati te man ñoqatiwu ma dara ñëwagul ba ma koy ñoqati Njilaan baal ma damay régler sama problème man tamit Njilaan na nga def maa ngi siy sant yàlla ku nekk ak sa problème yow problème mu woote ak xaalis nga am man problème mu defanteeg bisu laa am dañu toll ci àdduna boo xamante ne ku ne tal sa bopp daal Njilaan non Père Assane kii daf ma sonal vraiment mais naa la boo léegi ji bi même bu seetaanul naa ko woo ne ko tooñaat na ma bu ko defee mu tóllanti Njilaan waaw baa xam nga ni sama am na sama yaay bu tudd Njilaan Fay moo jur Sista Maria du xam nga Sista Maria Maria moo nekk 7TV ak Sud FM Njilaan Fay moo jur Marie Bass taalibi Serigne Saliou Njilaan Fay moo jur Mami Rebez ak Ousmane ak Vieux Fall moo ma jur Njilaan na nga def Njilaan de turu séeréer dëgg la nag quand même waaw séeréer laa sax de noo sant man Diouf Njilaan Diouf yow de fayan bële dina la simmi kon sama yaay Njilaan Fay de dina la simmi yow Njilaan Diouf léegi du ma la téye lu yàgg mbaa ndekki nga rek man mbaa ndekki gu ma ndekki gu bon ndekki nga ba dee yéen a daka ndekki yéen séeréer yi ndekki rek mooy seen métier yéen ay ndekkikat ngeen bëgg ngeen mburu bëgg ngeen soos bëgg ngeen tufe yéen mburu mën na def ak yéen ñaari weer lu mu faga daga vous le mangez bien waaw man da ngeen maa jàq Njilaan yéen bu ngeen dee tukki sax seen woto yi horaire yi ku ko seen ca kaw am na ay mbuusu mburu séeréer moo bëgg mburu allez Njilaan ban région ngay tànn Bon, Fatick, le monde a changé quand un Sérère appelle à la télé pour me dire bon, Fatick, d'accord, il n'y a pas de souci. Ngo jojo, ma jojo. Allez. Et moi, ton bourg, je me lève pour ibil la Fatick. xam nga léegi àdduna soppeeku na Njilaan boo demee bay woo sa buuru tukuleur muy jóg di la laalal Fatick léegi c'est le monde à l'envers quoi amul problème bon ma delloo Matam place am mon ami mon frère et puis ma génneel ko dëkku président Macky Sall ak Matar Ba ministre des sports l'ami de Bijou Ndiaye n'est-ce pas waa ministère des sports vraiment ñoom Ngom ñaa mooy nit ku baax nag dinaa ko wax lu rëy léegi nii voilà donc région de Fatick dégg nga Njilaan macha allah allez ñu génneel la région de Fatick Njilaan Diouf naa fi yokoy ngiro po feede jam wala yaare jam Njilaan feede jam voilà yow séeréer nga wala nit nga man ñaar ñëpp la fu la de keroog de waa ji nee na la séeréer la romb naa benn séeréer xam nga maay seen buur ni ko yow séeréer nga wala nit nga mu ne ma non man séeréer laa ma ne ko kon doo nit allez Njilaan ñu décompter la région de Fatick 5 4 3 2 1 Njilaan Diouf 75 000 moo nekkoon région de Fatick. merci. grâce à ce buur. nangu nga ni maay sa buur. non. nangul waay Njilaan boo nangul damay nangu waat 75 000 bi de. non. ah ok kon joko njal a paax. d'accord merci. a mexe envoyé ma Wave. ñu bari jom de séeréer a yexi gorgo a ngongore xane xore ko Wave. Wave bi ñëw na waaw merci. voilà super donc yow yaa ko moom dégg nga. d'accord merci. a ñaaja
Odik rek. jaajëf Odik mën na maa rey joo ko njala paax jaajëf Njilaan Diouf bàyyi pax yi ngay tudd a pax ñoom waxuñu pax a paax rek la ñu wax bàyyi leen làkku jàmbur yi bu ngeen bokkul ci askan bi yàq seen làkk yi a paax lu soyoon ci pax ngay mel ni coombaay ci bajawut ciri mbax pa pax ji ci bajawut man tam aw ma jot comme yow dama toog fee nu mu tudd allez yow la ko taate 88 6 joo la ko taate oui man kay joo mooy ñëwal jaw la ko taate non kii déggul joolaa xanaa xam nga Sophie foo joolaa la ñemewul lu mel lépp lu mu lay wax di woote di laajte Sophie doo wane sa bopp doo jóg rek. du vrai joolaa de Baye man joolaa rek laay làkk. du vrai joolaa de Sophie yow dañ lay audit joolaa tigi. ah léegi kaa ñu dem ci jëfi joolaa ate ñu dem. yow joolaa fan nga joolaa jembere. man joolaa kii laa karoninke karoninke. ah karoninke. xam nga joolaa karoninke yi nu ñu nuyoowee nga zoomé nga zoomé non mais c'est comme je te jure dañu am ay différents joola c'est comme séeréer am na ñu naan naafiyoo am na ñu naan yilte cas ñoom foofu dañoo ngéwéle am na ñu naan futum ne waaw joolaa yi aussi am na ñu naan kasumaay waaye man joolaa bi ma doon man joolaa bi ma nekk ñoom nga zoomé la nga zoomé la ma nii lañu ma nii lañu leen nuyoo nga zoomé maa fa dem yeewu fajar maire bi di ma nuyu ma foog ni daf may dóor si Papa Seck yi nga zoomé damaa tiit ma ne ko yaay lan laa def fii ci kër gi mel tere ma hélas je te jure ñoom nga zoomé la ñuy wax par contre yow seen joola yéen kasumaay ngeen di wax kasumaay am na ma yinee mooy waa jembere ñooy wax loolu kasumaay mooy joolaa buluf bi waaw dafa bari fi waa buluf ñooy wax kasumaay waaw yow seen joola lan ngeen di wax ama yinee yille yow xawoon naa ne ci joolaa bu ngéwéli bi nga bokkoo ci joolaa bu simple bi uy seen nuyoo ñoom nu ngeen di nuyoo yille wax ma ko ma xool wax ma ama yinee yille yow Sophie bokkoo ci joolaa géeri de yow ci joolaa géwéli nga bokk xoolal dama cee rax ñaar ñi ci ñaar yëpp laa takk ak joolaa fan sama yaay mooy bu kasumaay bi sama papa mooy bële ban ma yinee bi sa papa mu yille lay nuyoo waaw waa léegi bu nuyoo sa yaay ci ma yille sa yaay ko daan tontu ci bosam ma yàlla Sophie seen kër neexoon na nag sa papa bu ne waan ma yille sa yaay lu mu koy wax astafurlah sa papa moom lu muy nuyoo waxal rek sa papa mooy ama yille léegi sa yaay bu nan la ko daan tontoo moom ci làkkam non dana ànd ak moom rek ci yille ji waaw bëgg naa Sophie ba pare allez on va continuer ak yéen ñu jëlaat téléspectateur 88 628 72 86 wala 88 628 20 30 wala 88 628 04 05 on va retrouver Sophie dans quelques minutes mais ma mayaat leen quelques secondes le temps ngeen composé benn ci numéro de téléphone yi affiché wu ci suufu écran bi li neex nag mooy ku ñu may xaalis ak nu montant bi toll dañu la koy wéef immédiatement tablette bi ñuy mayee ñoo ngi ko jëlee soumari.com ñoom dañuy def vente en ligne luxury bijouterie bay Khadim ñaa ñoo teg parure bi am na koo xamee ni may naa ko parure dimanche bi passé ci grand maye bi et ñu ngi koy félicité Prestige Déco ñoo ñu offrir meuble bi nga xamee ni salon la bu mucc ayib ak ay accessoires am ñu maye ko téléviseur Samsung bu bees bi ñoo ngi ko jëlee CSB chez mon ami Djiri ak réfrigérateur bi nga xamee ni itam bokk na ci li ñuy maye ci Teranga Sénégal Wave nag la ñuy jël Wave leen xaalis bi ñu leen di may donc ñu xoolaat keneen ma delloo région de Fatick place am xanaa rek bàyyi ama yille mële mu yille Sophie yille baaba yow de léegi yille ngay dégg rek bàyyi ma ci mbuub gi rek mbuuba jale ji waaw mbuuba jale dégg gën a yeeyoo
géwél pire. allez ñu bàyyi la nga jox ñu recette bi ak naka la ñu koy toggee en attendant téléspectateurs yi di dugg donc pendant que di Sophie di togg ci laa leen di may temps ngeen daw dugg si ndax bu noppee rek ki may njëkk a jël lu mu fekk ci benn région ak nu montant bi toll 100 000 200 000 ba 500 000 dañu la koy wéef ci saa si. xanaa kontaan rek ci ànd ak yéen saa su ne di leen bégal rek di leen andil aussi ay recettes yoo xamante ne di ngeen ko mën a reprendre seen biir que sànq nag wan naa leen recette bi nga xamante ne ni moom lañ leen andil tey wanoon naa leen fruits yi nga xam ni moom laa utiliser gâteau bi ñuy defar nag tey dañu koy defar sous forme de cake mais nag dafay am ay fruits à l'intérieur ak ci kaw ba nga xamante ne ni boo koy lekk dafay moyen la ci biir aussi nga koy lekk di daj li nga xam ni mooy ay fruits man nag pour fruits yi tey dama rek choisir tey clémentine ananas ak banane rek laa choisir tey mais yow bu la neexee mën nga ko changer c'est au choix mën nga ci def soit melon wala nga def ci poire wala nga jël orange ça dépend yow ci bi la gënal mais tamit boo ko defee ni du ci yàq dara déjà fii nag dama commencé woon parce que yaourt bi foog nga mélanger ko ak sucre bi mais foog voilà c'est bon bien d'accord fii baax na ma génnee ko ci acca nii baax na d'accord ma def nii merci chef voilà gis nga nag suñu jëlee li nga xam ne mooy sucre bi ak yaourt bi moom la ñuy def à l'avance bàyyi ko ci nag mélanger ko ba nga xamante ne ni suukar bi dafay seey carrément gis nga ni nag bu suukar bi seeyee am nañu fii nag 2 sachets levure moom lañ fi am dañuy jël rek daal di ko ci sotti mu fekk ji li nga xam ne mooy yaourt bi ak sucre bi on mélange le tout parce que nag dafay laaj nag nga mélanger ko ba du am nag benn grumeau moo taxoon ñu jiitaloon sucre bi noonu bàyyi ko ci gis nga bu ñu defee levure bi nag bu la neexee soit mën nga ko boole ak farine bi mais man de préférence damay bëgg teel ko ci sotti mu ànd ak moom gis nga nii bu ñu sottee levure bi ba pare dañu am fii nag ñetti nen la ñu ciy def pour 100 grammes de sucre 3 œufs ñaari sachet levure ak benn sachet yaourt moom lañ ci sotti voilà gis nga nii rek mu compact am couleur bu macha allah déjà nii gis nga rek boo yëngal da ngay gis ni commencé na di jël volume ñu jël nag nen yi comme li ñuy wax nag chaque jour nen yi des fois nga tase seeg yoo xamante ne nii du frais de préférence da nga koy toj ci benn ramequin xool ndax frais na ba pare nga doog ko ci sotti gis nga bu ñu sottee benn attention dañuy mélanger gis nga nag effet bi lañ ci soxla woon moo taxoon ñu sotti woon levure bi à l'avance ñu ñëw ak deuxième bi daal di sotti gis nga nag man cuillère en bois laa jël tey mais soo amee sa benn fouet à la maison mën nga ko utiliser wala pourquoi pas nga jël cuillère en bois bi comme ni may def nii rek daal di mélanger ba am li nga soxla gis nga ñaari nen la ñu def noonu et on termine avec le troisième voilà ñu daal di ciy sotti bu ñu defee nii nag gis nga am nañu benn mélange bu homogène levure yaourt def nañu sucre aussi ak ñetti nen ni damay soxla rek pincée de sel voilà xorom rek daal di ko ci sotti bu ñu defee noonu nag ba pare am nañu fii farine bi dañuy ñëw rek jël équivalent wu 100 grammes mooy 4 cuillères à soupe yi voilà gis nga nii la ñuy def daal di def mélange bi fekk nag semiser nga sa benn bool boo xamante ne nii mooy dem au four daal di taal four bi nag de préférence toujours booy defar cake wala soit ngay defar benn gâteau day de préférence il faut nga préchauffer four bi à 180 degrés bàyyi ko ci noonu moment bi ngay dem nag bay dugal li nga xamante ne nii mooy sa cake wala sa gâteau nga wàññiwaat four bi ba mu yem loolu nag moo lay permettre four bi su tàngee soo dugalee rek dafay ànd ak moom ak volume bi commencé nag di gonfler comme ni nga ko bëggee sinon rek dafay jël temps commencé waat di xaar ba four bi tàng mu ànd ak moom loolu mën na ko yàq mooy waral la plupart du temps soo defaree sa cake ba di ko génne da ngay gis ni ci saa si rek dafay wàcc mën na gonfler nga génnee ko rek mu wàcc loolu moo koy def voilà gis nga farine bi mën nañu rajouter waat un tout petit peu voilà gis nga nii rek day baax ñu defar suñu appareil attention on mélange le tout bool bi nag moo crewul bu baax de préférence da ngay jël bool bu
gën a xóot nga xam ne di nga ci mën a yëngal li ngay yëngal yépp te du tuuru. Voilà gis nga nag soo defee ni nga appuyé ci daal di koy mélanger nag ba nga xam ne homogène na bu baax. Voilà gis nga ni lépp àndandoo na maase bu baax a baax a baax. Gis nga pâte bi nii la war a mel soo koy yëkkati dafa war a flûte nii. Voilà xam nga ni da lay leer ni que c'est bon. Am nañu fii nag dañu am fii nag 50 grammes de beurre moom la ñu jël rek daal di koy seeyal moom la ñuy jël daal di sotti mu fekk ji appareil bi parce que moom tam day permettre du coller te dafay gën a nooyal li nga xamante ne nii mooy suñu gâteau bi nga xamante ne ni moom lañ leen proposé tey. Voilà léegi nag homogène na mën nañ ko teg ne daal di jegale suñu plaque bi dem au four gis nga nag man tey moule bi la choisir pour semiser ko nag da ngay def beurre daal di jël farine sotti ko ci kawam mooy permettre boo ko dugalee au four boo koy génnee du coller. Gis nga naka tey ananas bu frais bi moom laa jël ñu dagg ko rek en rondelle. Voilà gis nga nii rek moom la ñuy jiital. Daal di teg ananas voilà gis nga nii rek tegaat beneen la plupart du temps da ngay gis ni dañuy def sucre caramel ci suuf mais man tey dama ko bàyyi noonu mu nature nga bu ñu defee noonu dañuy ñëw rek daal di jël moitié pâte bi rek daal di sotti. Buñ ko ci sottee nag mën nañu jël benn cuillère daal di koy étaler mu dem ci côté yépp. Gis nga buñ ko ci defee nii nag ba pare mën nañu rek ñëw jël li nga xam ne mooy suñuy clémentine daal di koy def à l'intérieur. Voilà gis nga nii rek am nañu ananas yoo xam ne moom tamit dañu ko dagg en bâtonnet mën nañ ci sànni. Voilà gis nga nii rek. Suñu paree ñu daal di jël restant wu appareil bi daal di ciy sotti voilà gis nga nii rek buñ ko ci sottee lépp dañuy jëlaat rek cuillère bi daal di étaler waat lépp. Voilà gis nga suñu defee ni nag ba pare dañuy ñëw terminer waat ak ananas bi. Gis nga nii rek attention waaw kay cat laa ngi noonu daal di tegaat beneen defaat ni et enfin ñu terminer ak li nga xam ne mooy coco râpé bi nag moom c'est facultatif su la neexee nga def ko ci bu la neexee nag nga bañ ko ci def bàyyi ko noonu rek mu naturel mais boo ko ci defee nii aussi du ko yàq dara ndax su ñoree day caraméliser ànd ak li nga xam ne mooy ananas bi ak fruits yi nga xamante ne ni moom la ñu def li nga xam ne mooy gâteau bi ñu leen proposé tey. Gis nga ni nag Baye Cheikh pare na dañ koy jël rek daal di koy def ci four bi 20 à 25 minutes mu daal di ñor su ko defee rek ci kanam tuuti ñu génnee ko comme li ma waxoon sànq rek fekk nag préchauffé nga sa four à 180 degrés nga wàññi ko rek mu ñëw ba 70 nga bàyyi ko ci noonu taal ci kaw ba mu commencé ñor nga daal di doogay taal ci suuf su ko defee mu àndandoo am couleur mooy la à l'intérieur nga koy lekk di daj ay fruits Baye Cheikh ci kanam rek mu pare ma andi ko ci plateau bi ñu daal di jàll ci li nga xam ne mooy dégustation plat du jour tey bi Baye Cheikh. Voilà donc on va déguster dans quelques minutes n'oubliez pas votre Nescafé. Stick bi c'est très pratique ak heure bu mu mënti doon mën nga def sa pause café donc Nescafé la ñu àndal ci yeewu leen bi ci télévision Futur Média 10h54 11h c'est dans quelques minutes ñu jàll ci fàttaliku gi ak El Hadj Mbaye Garmi tey nag ñu jagleel ko Alaaji Issa Mbaye Samb mi nga xamee ni Sénégal dootu ko fàtte. déedéet dootu ko fàtte mukk Baye Cheikh xam naa ni daal waa Kébémer yëpp ñoo ngi nuy déglu ci gor soosu nga xam ne ñàkk nañu ko. waaye ci diir bi mu dund liggéeyal na réewam. wallaay kon xam naa duñu sori Baye Cheikh. dañuy tàbbi rek ci élément bi. na biir. saf sa dagg baayam ci gëléem yóbbu leen sun ma sam ndomor ba jaanay baayam ma jigéen ngu ñu joor ma jigéen ngu ñu ma laamin yaxa sa maam moom mooy njamba ja moom njaay njamba ñaan sunu du fa waaj ma laamin yaxa ñoxor baay déggan sam mbuurub gaat boole nan kook almet neena
lu mu tuuti tuuti mën naa te sum réew alaaji la ca Makka bur la ca Mbayaar mbëmbëx la demee tentul ba paxum jaan la demee mbul yaayi joor ajal bara ñaan sama waaji ma laa bin yaka ñoxor bàyyi diggan sam mbuurum gaat naa si jeeg maa joojo kuli kumbaak daaw yaat nde ji ñaax de ma daali may sa joor sa maam ba mu rambale dafa dab moo joojo njaay ci diggante la mbaarum gannaa gu foo njaay mi ci géttu ndar ñooñu maa samun be faale yi seen baay bu mi ngiraan ba jigéen njaay mi ci sampil kër mu jëkk wi gànkil biram bu ñu demel maa joor demel ma xurujo kuleeg daaw demba xurujo kuleeg biram mbanga xurujo kuli ak ngoone ko du seen jigéen demel ma samba takko benn la yaa nee xaway ku ma faal sa daawur ma ca ngor ga ajit pene la ñaan bu nit ñi dem Makka nga def ko yoonu tool yaa sëy ba sëy jotee yaa muñ ba muñ jotee yaayi joor caasin Faatuma Jaxate lat ko dunguy ndaw caasin demonuñ saalaay bàyyi lat koddu ak biram koddu celaw lat ñende yàlla gelo war bi tencandeeg tencandeela njaay jaafuñ bi lat ndee la paaraar geewul bi demal amari ngoone sobel sa maam moori boog sama maam ci danki rey lelu ful fàkk ca tool ba ca dank en 1500 ka ni jàmbor maajo jokor leel jàmbor maajo jokor leel bur déglul cosaan faal buru déglul cosaan malikuma yande njaay sa maam yedunu daw xanaa dañuy jeex déglul cosaan yal na la yàlla may gudd fan gu ànd te yow moom waajuram yaa ma jëkk dimbali waaye guddal fan waaye yal na nga dund 100 ans ci barke yonent bu tedd bi ci Medina. jërëjëf Adjatou Kiné Lam dégg nga li mu woyal Dior xale tubaab bi nee na ma sama yaram baa ngi daw sax lii mu wax ci peneere xanaa peneere dina ko teral nag dañuy teral Kiné Lam ak léegi mu ngi bëgg a yàgg Adjatou Kiné Lam mooy ndaanaan nag non Alaaji Malick tegal leen ma benn woyam rek nga ràmbal ko ndànk ci suuf booy Cheikh ma waxtaan tuuti ci peneere ak Dior tuuti rek Baye Cheikh law benn neexe jàngali pël surtout sa dagg bi lee yàqul liggéeyu ndeyam Ousmane ma jur peneere la sama ndey tudd soo tënku woon ci loolu te fexe ba am jom way wi du landi waaye fexe na ba way wi landi jom jooju nag moo ko liggéeyal boppam di tabbi ci biir chef d'état yi soo dee àtte ci biir chef d'état yi ngay dugg sol sa robe bu tey jigéen dëgg-dëgg loolu doy na way dëgg xaw ma lu Ousmane Diagne defoon ci moom da way yàqu ko wallaay yàqu ko waaye liggéeyu ndeyam bi daal feeñal na ko daal kooku daal mooy Dior waaye peneere nag yàlla gudd fan yàlla gudd fan ci ndey yu baax yi la bokk dëgg Makka daal sopp na ko lool wallaahi yoonu tool la ko def waaw sopp na Makka yoonu tool la ko def yoonu tool la ko def Adja Kiné Lam yónnee ñu message boobu donc il fallait que ñu partager leen ko ci télé bi mi ngi way ci suuf ci suuf sax loo ñu tegal ci moom ñu jël en attendant ñuy dem ci dernière partie bi muy message u anniversaire yi nga xam ne jot nañu ko tey Adja Ami Aïcha am nañu fit bi nag Bijou Ndiaye moom
am na fit suba mu ëndaale ñaari mbaajjam moom yow boo ëndee benn mbaaj barki démb pyjama la fi indi tey mbaajjam la ëndaale kii daal man xam naa bu yàggee dina indi lalam ak ay fauteuil am. waaw loolu laay ragal man. mbay Aline Tall de Aline Tall xam naa bu demee ba màgget mairie buñ ko rombee Alaaji Aline Tall bi la gën mbay Sédio tàggatoo ndax kii daf ma yokki wax elle se prépare pour vous accompagner en attendant ñu gërëm ñi ñu àndal bokk na ci Nescafé alors Nescafé désormais da ngeen koy am ci yeewu leen bi li muy proposé nag defe naa bëri na man sànq maa ngi leen di expliquer sama histoire ak Nescafé te ñun sénégalais yëpp kenn ku ci nekk am nga histoire ak Nescafé moo xam pot bi donc bu 50 grammes bi mu ngi jar 900 et puis xam ngeen ni solution temporaire la ba noppi itam dafa baax ci yaram bu 200 grammes bi mu ngi jar 3100 man démb rek jënd naa 300 grammes bi safurla 200 grammes bi nga xam ni 2100 lay jar donc tous ces produits là sont disponibles daanaka ci point de vente Nescafé yëpp am na stick am na ba am moom Nescafé am na ba am sachet bu 100 francs nga xam ni ça a un goût raffiné am na itam boo xamee ni stick ñoo xotti ñoo jënd toof xottil ma ba noppi itam ma toilette ci tey mag la ma moo tax mënoo comprendre li may wax ñun mag ñi toof la ñuy wax toof mooy tissu ñun mag ñi toof la ñuy wax di étoffe voilà mais ñun toof la ñuy wax gis nga bu suñu solde yi wàccee voilà regardez avec mon nom ça c'est très beau voilà bu ngeen bëggee mu defal leen ci seen tour voilà defaral leen jibi mën na bind jibi mën na bind garmi wala mu bind na bir wala mu bind bijou si wala Medoune Diouf impro mën na bind Petit Ndoy wala Fifi 8 77 894 26 68 77 894 26 68 donc ñuy gërëm bu baax waa Kandji Couture pour anniversaire yi nag mën nañu cee jàll léegi ci ndimbalu ki nga xamee ni moo di Alaaji Malick Korkumba defe naa dinaa jeexal ak benn enveloppe quand même bu dëgër 100 000 wala 200 000 léegi nii ci 88 628 04 05 ñu tëjee ko jotaay bi tey en attendant ñu dellu si waat ca kanam guddi gi boori 21h30 ñu koy ñaanal gudd fan message bi noonu rek laa ko jotee le fils de Fatim Top sama jarbaat la mais xaw ma turam mais quand même maa ngi koy ñaanal gudd fan ndax maa ngi day maa doon ca yooyu jamono waa Tamboy Abdou Diassé yëpp di souhaiter un bon anniversaire à notre petit garçon doom la ci Fatim donc joyeux anniversaire. Et puis joyeux anniversaire à Wali Mbodj moom nag mooy chéri Awa Ndiaye beaucoup de bonheur de la part de Yaf jigéenam Fanta Sanoxo Yaf madame Ciss donc nee na yaa Fatou nee na mu ngi souhaiter donc un bon anniversaire à Wali Mbodj moom itam suma frère la ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér. ki ci topp nag sama jigéen la sama xarit la mu ngi Paris moom laay wax sànq Oumy madame Dieng ca Paris tey la anniversaire am on lui souhaite beaucoup de bonheur baax rafet xol mën a wuuf ñëpp yàlla boo tawat ba mu suppal la invité añ chaque jour ak toppatoo mën gan ca Paris donc Oumy yaayu Penda ak Awa jigéenu Mbay Ñang mbokk ndeyam Nabu yaayu Maam Sala Adja Kumba Diop ak famille bi yëpp ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér donc Oumy c'est de la part de Am sa borom kër neex a fekk Kaolack waaye neex a fekk Paris donc Am Dieng qui souhaite un bon anniversaire à sa femme Oumy madame Dieng yaayu Penda ak Awa yaayu Maam Sala sama jigéen la jigéenu Mbay Ñang donc Mbay Ñang ak soxnaam madame Ñang ca Sagata nee na ñu ngi souhaiter un bon anniversaire donc à Oumy on lui souhaite beaucoup de bonheur de la part de njabootu Adja Kumba Diop yëpp ndax ci la ñu bokk ñun ñi donc loo dund doyul Oumy de la part donc de toute la famille. Joyeux anniversaire à bébé Fama Ndoye Diagne bébé Fama Ndoye Diagne nag c'est de la part de sa maman Awa Fall de son papa ak toute la famille à Diakhao de la part de sama yaay Adja Diallo yaayu Pa Amat ak Bijou ak maman Kiné voilà donc joyeux anniversaire à bébé Fama Ndoye Diagne.
Joyeux anniversaire à Lucie Sarr moom nag mooy borom femme chic alors Lucie on te souhaite beaucoup de bonheur loo dund doyul Lucie borom femme chic happy birthday. Joyeux anniversaire à Awa Faye Awa Faye nag taaw bëgg yaayam yërëmi rakkam c'est de la part de toute sa famille depuis Yoff et de la part de yaa Cheikh Dioum yaayu cuuna nee na mu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér loo dund doyul Awa Faye njëkk a judd njëkk a baax taaw un bon anniversaire on te souhaite Awa. Joyeux anniversaire à Pape Mansour Ndiaye c'est de la part de Pape Albouri Ndiaye ak maman Awa ak toute la famille Ndiaye depuis cité Ndeye Marie évidemment Mamadou Ndiaye cité Ndeye Marie mère Touré ñu ngi lay bëggee bu baax. Joyeux anniversaire à Sokhna Mati Silla c'est de la part de toute la famille Mbodj Guèye Silla depuis Mbour ak mère Guèye nee na mu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér. Joyeux anniversaire à Kumba c'est de la part de Sena Ndiaye depuis Touba donc Kumba ñu ngi koy ñaanal moom itam gudd fan ak wér ñi ci topp nag ñoom ñaar a bokk et comme un hasard tey la seen anniversaire c'est comme Corombaar Ndiaye ak papaam ñoom ñaar ñoo bokk même jour anniversaire ak benn jarbaatam moom Coro waaye ñoom ñaar it El Hadj xam nga seen baay Aziz Gueye moo leen jur Aziz Gueye mi ne fii ci Almadi bi Aziz Gueye ay doomi Aziz Gueye la ñu de wallaay muy Moustapha ak Adja Marème Gueye Abdou Aziz mu baax moom seen baay daa baax lool bëgg tuutaan jaar lool bëri valeur xam nga ko kenn du moom seen baay daa baax de ba pare nag fonk lool xaar mbay ma jaaga di ko dimbali waaw Aziz Gueye Aziz Gueye mu baax mi Abdou Aziz Gueye mu baax xarit ñun ñëpp man Sowétas laa ko tuddee waaw moom mooy Aziz non problème kooku Baye Cheikh kenn rek la wallaay kenn du moom wallaay tubaarkalla bu pare nag bëgg xaar mbay di ko jàppale lool wallaay Abdou Aziz daal sa doom yi daal yàlla ñu dund ba nga fekkee amiin amiin ba ñu langal leen amiin ba ñu langal Adja Marème waaw ba ñu langal Adja Marème voilà donc Adja Marème Gueye ak Moustapha Gueye ñu ngi leen di souhaiter un bon anniversaire de la part de seen bàjjan Tuutaan Diak de la part de seen jarbaat la sax Dani bu Anta donc bon anniversaire à Moustapha ak Adja de la part de papa ak maman ca Almadi seen papa Aziz Gueye di nit ku baax ku bëri valeur moom it ñu ngi koy ndokkeel bu baax bon anniversaire à ma jàll ci topp Alaaji Malick ci sa ndimbal rek ñu dem ci ki nga xam ne mooy Maretu Thioub anniversaire am la ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér de la part de tous les élèves de la 4e F du CNDL ak Babacar Ndiaye. Joyeux anniversaire à Cheikh Thiam c'est de la part de ses amis moom nag mooy borom Wakam ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér. am na yu ci topp sax El Hadj waaw am nga ci. waaw tey de wax dëgg yàlla mbay xanaa ñaanal leen ñoom ñëpp rek nga am jàmm. waaw yal na yàlla may leen ñu. ndax yi ci topp dafa bëri. ñu fekk at yu bëree bëri. ma bëggoon rek ñu. waaw jàllale photo yi ci des. am na suma yenn saa yi day bëri ba da ngay fàtte message yi. waaye sama jigéen ba cuppuru. Cuppuru ñu dégg ko moom mooy lan mbay. Cuppuru sama xarit xamoo Cuppuru tonton Gare. ko nit ku baax moom la ñu daloon hôtel am Gorée. wax nga dëgg ba ñu demee Gorée ci moom la ñu dal. te dafa am borom kër bu yàggul. waaw ñu ngi koy souhaiter un heureux ménage. madame Balde la moom Cuppuru sama jarbaat bi. Mathéo di doomam. Mathéo anniversaire am defe naa mardi la woon. donc on lui souhaite beaucoup de bonheur parce que Mathéo sama doom la. malheureusement damaa yéex a jot message bi quand même mais je mettrai la photo parce que mieux vaut tard que jamais gi moom. à la kulli àll donc Cuppuru on t'embrasse très fort madame Balde di nuyu tamit moom petit bébé Mathéo on lui souhaite beaucoup de bonheur fii la ñuy jaaree nag jeexal yeewu leen bi Sophie Bijou merci on va revenir inchallah demain matin très tôt ñii di jàll yëpp ci écran bi ñu ngi leen di souhaiter un bon anniversaire waroon na maa joxe waat enveloppe léegi waaye mën ngeen continuer di woote puisque Amina Poté dafay joxe moom itam ay enveloppe ba 12h30 ci Teranga Sénégal kon xadisi xam naa yow ba samedi ci guddi rek 21h30 boor yooyu rek di nga àndandoo ak Exidex ci soirée bu spéciale ci Urban Music Pape Cheikh comme ni nga ko waxee ñu nar a dalal invité boo xamante ne Sénégal ñëpp ko bëgg seetaan leen ko samedi ci télévision Futur Média di remercier bu baax waa association sunu ëllëg parce que dañu ma may ay kit yoo xamante ne pour xale yi la kit bi benn bu ci nekk valeur bi 40 000 la carton lañ ma ci defaral ba mu fees di remercier bu baax madame Guèye Wilane Ndiaye
ak aussi administrateur bi di Aminata Cissé depuis Canada. Gaye Wilane. waaw moom la ñu dénk Ali Nguy. Ali Nguy. moo ma ko yónnee yow laaj ñun mag ñi ñu wax la ay xale ngeen yii boo ko jotatee da nga koy partagé voilà mag ñi faram fàcce mag ñi gërëmal la waaw ndax li ci mag ñi mën a wax yéen xale yi mënu leen ko wax fi ngeen ne madame Ndiaye Tata Ndiaye non Adja Gaye Wilane mu baax mi yaayu Mbayang kor Ali Nguy Ndiaye mu baax mi neex a fekk jolof na jikkoy jolof yi ndax jolof du mën a bon élage te Pape daaw defoon na ko ren mu defaat ci wax loo xam ne yi ngay wax ni yëpp gay du ko Baye Cheikh waaye lii yàgg gën ko dégg yàgg gën waaw nuyul ñu ko de non Aziz Gueye nuyul ñu ko nu xam nañ ne dana jëf waaw na jëf rek xam nañ ne dana jëf Aziz ñu ngi ci Gaye ñoo ngi Aziz Gueye ñoo ngi waaw nuyul ñu Aziz xam nañ ne ku ko tooñ mu fayu dëgg la de xam nañ ci moom loolu waaye Gaye Wilane Baye Cheikh day ñu ko yàlla baaxal nel Aziz mu nuyul ñu Yacine Jigal Gaye dafa baax de ci mbaax ak gën dafa am poste de responsabilité yoo xam ne yi bu ko sa jëkkër yoree te yàlla mënee la gan ci sa ganu bopp da nga ciy dimbali doomu aadama yi daa mel ni Amina te lu mu def ci discrétion la ko daa mel ni sama waa jële Sowétas laa ko tuddee génneewul sax wax mën a gan mën a joxe ceeb mën a joxe doméda daaw ut na sama numéro borom dax yónnee ma don yoo xam ne xaw ma nu mu toll kenn du moom ren li pack yi mu ma jox benn bu ne 40 000 la am na ay couche ay lu ñuy toppatoowee xale nettoyage lépp bàyyi wu réew mi mu wéet donc daaw def na ko ren defaat na ko yàlla sàmm merci vraiment yaay Mbayang ku baax yàlla sàmm ko mbay ni mu juddoo nag waaw dafa ko doon nag devoir rek la dafa doon baax li ko war rek la def waaw mais bon c'est ses habitudes jàpp na ci daal def na lu mu tàmm ñu sa suñu pouponnière ñuy ndokkeelal te monsieur le ministre ñu ngi ko ñaanal yàlla yokk jàmm pouponnière géwél yi aussi ñun mu ngi ñuy don rek mais Baye Cheikh du ñu pouponnière du ñu pouponnière ñun rek pouponnière la ñun ñu ngi pouponnière géwél ñu ngi pouponnier kon ni ci pouponnière ñu ngi pouponnière di ndax Aziz dégg na lu kon kii waaw kay tey sama tànk seen tànk yàlla baax donc pour jàpp si mun ngeen woote ci 78 196 34 34 am na Orange Money wala ngeen woo ñu ci 76 198 68 10 am na Wave am na Free Money merci beaucoup ñi ciy jàpp vraiment man aw ma seen fay merci à waa salon Ndella pour coiffure bi 77 151 53 75 mooy seen numéro Mami ak Fatima ñi ngi fa di defar yu nice et pour la tenue c'est Doriga moom moo ma sañseel tey téléphone am 77 877 87 17 Doriga pour les tenues dinaa poster photo yi ci réseaux sociaux yi et à samedi inchallah inchallah allez Sophie ñu bàyyi la nga tàggatoo 11h30 pile bàyyi leen nag ki nga xam ne ni mooy Amina Poté mu gunge leen ba ca kanam donc Sophie à demain inchallah ana Sophie a neew fi kii moo neex nag waaw yàlla baax donc le temps nga doon récupérer bay tàggatoo ñu ngi ndokkeel bu baax équipe yu CNM ki ko jiite di borom di nit ku baax Moussa Faye Moussa itam ñu ngi koy ndokkeel bu baax ak personnel bu CNM bon vent et bonne chance ci aventure bi ngeen di waaj a tàmbali waa CNM ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel c'est de véritables Américains en termes de production audiovisuelle donc Moussa Faye ak CNM bon vent et voilà ñu ngi leen di ndokkeel donc merci Sophie à demain inchallah merci beaucoup Baye Cheikh effectivement comme ni ñu koy defee nag saa su ne actuellement ni suñu gâteau de fruits mu ngi ci frigo bi ci kanam mu ngi au four ci kanam tuuti nañ ko récupérer daal di koy andi dafa xaw a des tuuti moo tax Baye Cheikh di souhaiter un joyeux anniversaire rek à Mouhamed Fadal doomu dégg surtout Seyda Mariama Niass doomu ki nga xamante ne nii mooy sama xarit bi rek kii Serifa maa ngi lay remercier rek di la jaajëfal di leen jox rendez-vous Baye Cheikh demain inchallah ci beneen recette mu ngoog waaw Soxna mi doo teral téléspectateurs yi da nga ñëw léegi wala ñu kii tegal la sa jat bi da nga bëgg ñu jat la da nga bëgg ñu jata moo baax nag élage dama ko bëgg baaw ma ci moom sago ndeke lii sénégalais yi di wax ni koo xamul de ko woowee waaw lu am la Baye Cheikh baax koo xamul woowee ko lu am la lu am la mais moom yàgg na ci nii yàgg na ci mbaax yàgg na ci mbaax loolu datewul tey de Baye Cheikh yiw na baax na am na valeur te bëgg na doomu aadama waaw te lu mu am tamit day partagé bokkul ak partagé c'est am sama waa ji bokkul ak ki ngeen di seetaan laweekat ba ne woon je ne suis pas celle-là Amina Poté bëgg naa boo taxawatee ci télé bi nga def ni Céline Dion je ne suis pas celle-là
bokkul ak ki ngeen di seetaan mooy ki taxaw war leen a bégal teg lépp ci biti bu paree solaat ko ndax valeur yi ci moom moo koy wax sax mën naa fi fanaan je t'aime de toutes mes forces Amina yàlla na sa jàmm yàgg. Elle vous accompagne dans quelques minutes. Moi je reviens tout à l'heure man El Hadj Mbaye Garmi ak Mbaye Dieye ce sera vers les coups de 21h30 à tout à l'heure.